salaamaaleykum mbokk waa Sénégal salaamaaleykum mbokk waa Tëngéej département Tëngéej salaamaaleykum mbokk waa Pikine salaamaaleykum mbokk waa Tëngéej salaamaaleykum mbokk waa Santhiaba pourquoi Santhiaba Santhiaba lañ nekk suñu studio Samy TV nekk télévision online tey nag ñu nekk suñu émission bu ñu tuddee au cœur du dispositif lan moo tax au cœur du dispositif je pense que ne concept bu ñu koy expliquer li ñu bëgg a wax mooy dañuy invité ñi nga xam ne dañ nekk ci système bi nekk au cœur du dispositif ñoom la ñuy invité ñu nekk ay acteurs parce que mën naa ne wax ne fii moom boo nekkul acteur moom doo fi ñëw parce que il faut nga porter ay action parce que acteur mooy kii porter ay action et di bàyyi nag suma invité yi présenté wu. salaamaaleykum maa ngi tudd Modou Fall nekk président wu association Sénégal propre donc di am mbégte bu baax vraiment toog fii ak samay kilifa. donc ñu war a waxtaane li nga xamante ni moom mooy li xew ci réew mi. donc di ñaan rek suñu borom miy suturaal. defal ñu ci sutura ba ñu mucc ci ak mboolem jullit. As. merci Idy. Tout d'abord ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu fii ci Tëngéej plus précisément ci Santhiaba ndax tax man Sandakous laa dëkk donc Rufisque la ak Sénégal ak diaspora bi yëpp. Tout d'abord di masawu ñëpp ci mbas mi nga xam ne xew na ci Sénégal mooy Covid-19 bi nga xam ne nit mënta wax te waxu ko. ndax bi ñu toll nii nekk na loo xam ne moo sonal àdduna kon ñu ngi ñaan yàlla musal ñu ci ba mu ci musalee boobu ba léegi. et que ñuy inciter les Sénégalais. ñu tënku rek ci li ñu wax mooy fexe setal di bañ a nuyu di sol masque fexe di respecter distanciation yi. comme on dit rester chez soi. beneen bi mooy mënuma aussi wax te jaalewuma ñi nga xam ne ñàkk dañ ko fiy Tëngéej. muy un digne fils di Souleymane Ciss. Guèye Cissé mu nekkoon yaakaaru Tëngéej. ndax il a beaucoup fait sur le développement. jàppale les jeunes de Rufisque. investir beaucoup nekk politique. nekk conseil municipal. ku ne ràññee ko Tëngéej ci action yi muy def. ñu ñàkk ko démb kon Tëngéej moo ñàkk doomam. dëgg la nekk ku ñu yaakaar. man nag askayit lañ ma gën a xamee. ma nekk numéro 2 du syndicat national des travailleurs du nettoiement. bi Madani si jiite. defe naa ne mbalit kenn du ko wax Sénégal te tuddoo Madani. dëgg la ça veut dire que dañoo dem ba étiquette bi dañ ñu koo taf. foo waxee mbalit rek dañu wax Sénégal am ñoo xam ne jàpp nañ ne mbalit mi ñun ñoo ko yor ñoo koy doxal ñooy patron yi. te syndicat la ñu ci yor. di défendre intérêt immatériel des moraux des travailleurs. kon daal loolu moo doon ubbi bi may ubbee ba waxtaan wi gën a yaatu ñu mën a développer incha allah. merci As je pense que ne dugg nga sax ci thème du jour parce que da nga dugg ci wàllu Covid 19 bi. et ñu xam ne tamit am na relation ak set et je pense que ne yéen nekk ngeen ay acteurs yoo xam ne yàgg ngeen xeex pour dëkk bi set parce que Modou Fall nga wax mais ñun Modou Mbuus lañ la xamee lan moo waral Modou Mbuus. Modou Mbuus. lu waral Modou Mbuus. waaw li waral Modou Mbuus nag gis nga ko mooy colin wi donc gis nga ko Sénégal dañuy wax Modou Mbuus. boo demee ci tubaab yi dañu lay naan le monstre du plastique. ñi naan l'homme plastique maanaam façon bu ne tuddee nañ ma ko. ndax façon xeexin bi. daanaka ba àdduna sosoo ba léegi nit ñi mësuñu koo gis. donc loolu yëpp expérience la ak yàgg ci terrain bi. moom moo waral ñu dem ba gis ne tey. lu ëpp ci li ñuy dégager ci mbalit di ko jël di ko yóbbu mbëbës lépp mbuus la. donc pour ñu mën a lijjanti problème mu Sénégal il fallait que ñu éliminer mbuus. donc wan nit ñi nag nan la ñuy éliminer mbuus ak li ñu leen di naqaree ci gis bi ñu koy gis ci région booy dugg. fekk fa mbuus région booy génn mbuus yi di la tàggu. donc loolu la ñu jël porté ko wan leen ne leen lii moom mooy jafe-jafe. adduna bi. rawatina nag Sénégal gi ñu nekk te pare wuñu vraiment pour. lii nga xamante ne nii. suñu mode de vie àndul ak matière plastique. ndax li ëpp ci plastique yi ñuy utiliser bés bu yàlla sàkk fii ci réew mi. daanaka benn usine bu koy defar du ko recycler waat. parce que micronage bi dafa faible. donc loolu moo waral vraiment ñu defar tenue bi. parce que dañ doon setal di nettoyer di ñaax nit ñi. mais loo defar tey bu subaa boo ñëwee da nga koy defaraat. léegi nag ci la ñu yàlla dimbalee donc ñu am expérience bi ñaw mbuus yi nga xamante ni moom la ñuy récupérer ci askan wi. ñaw ko tën yi. dugg ak ci biir nit ñi. wan leen ne leen li ngeen di naqarlu bés bu yàlla sàkk. mi ngi nii tey taxaw ci sëkk
seen kanam. te bu ngeen amul sens kenn ku ci nekk ci ñun mbuus yi moom moo lay faagaagal. te vraiment tey gis nga li ci kër docteur di wax. xale yi nga xamante ni dañuy am problème respiratoire. ñi nga xamante ni dañuy amee feebaru cancer. te dara waralu ko lu dul matière plastique bi nga xamante ni moom la ñuy dundee bés bu yàlla sàkk. di lekk ci plastique di naan ci plastique donc musiba rek la ñuy jural. bu ñu paree boyal ko. loolu moo waral vraiment donc ñu defar mbubb mi. donc di ko sol te boobu ba léegi yàlla ngi ci suturaal di ñu may ndam. donc amuñ ci benn jafe parce que ñu bëri dañu jàppoon ni tamit mbuus yi dañuy dem for ko ci mbedd mi ñëw defar ko yëre déedéet mbuus yu bees tàq lay doon yoo xamante ni nii dañ lay fekk yow nga taxaw ci marché nga jënd ba pare ñu récupérer mbuus boobu jox la sac papier récupérer plastique boobu mu doon plastique bu bees ñu takk ko ci sa kanam ci tenue bi pour wan la ne la rek plastique bu yàggee nii muy def ci géej gi di ko def ci gàncax gi noonu lay def ci doomu aadama yi ndax bu plastique mujjee ci géej gi jën yee koy lekk te ñooy lekk jën yi dëgg la Modou bu plastique demee ci dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw peut-être question bi ma lay poser rek mooy gis naa ne yow tamit da nga présent ci réseaux sociaux yi da ngay communiquer di def une communication pour le changement de comportement et aussi xanaa da nga am équipe bu nekk sa gannaaw wala yow kenn rek yaay dem. waaw am na équipe bu nekk suñu ginnaaw bu ñuy liggéeyal. parce que tey dem naa ba former ñeneen ñoo xamante ni dañuy sol ay mbuus comme man. à part loolu tamit donc. association bi ñu nekk du ñëpp tamit ñoo mën a porter combat bi pour sol mbuus parce que yaakaar naa ni day am loo xamante ne nii tey donc da ngay am vraiment ndimbalu suñu borom ak xol bu yaatu nga mën a porter wu yenn yi mais tey am na noo xamante ne nii tey boo leen doon fay àdduna ak li ci biir duñ la solal mbuus dëgg la di la sensibiliser dëgg la mais yàlla dimbali na ma sama carrière donc dem naa quartier xam naa li nga xamante ni armée def na ko ci man ba tax na pour ma sol lii mos nga nekk militaire waaw mos naa nekk militaire donc occasion la donc de remercier vraiment la gendarmerie nationale parce que formation bi ñu def ci man tey jii vraiment mooy toj sa xol moo toj sama xol ba ma mën a porter combat bu mel nii di dugg ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom donc loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo ñu may sens parce que bu njëkk nit ñi dañu doon daw parce que xamuñu woon lan la parce que dañu jàpp ne dof la mais tey finalement foo taxaw doon nga am problème yooyu solo nit ñi di daw man daanaka xanaa sama kër sax yàllaa ci jàpp mais kon da doon tas waaw parce que dégg naa loolu da doon tas samay doom tout récemment samay doom lu ne laay def ci seen école mais tey fi mu nekk nii bëgguñu sax man may sol tenue bi di ñëw ci seen i biir école parce que xam nga fii dañu tàmm benn stigmatisé boo xamante ni dañuy kaf ba wax la liñ la bëgg a wax donc maa ngi def ay activité nag donc ci école yeeg yooyu mais neexul ñi nga xamante ni tey ma sa mbokk xam naa ci dara neexul parce que donc ñëpp sañse toog yow nga sol lii donc pour porter benn combat dafa métti mais nag alhamdulilah yàlla baax na gis nañ ni tey combat boobu ma porté woon tey vraiment mi ngi commencé am njëriñ xam nga li nga wax noonu li may fàttali xam nga man damay liggéey ci réseaux sociaux yi tamit damay communiquer lu bare parce que damay fàttali ni yow tamit sama collègue ngay xaas parce que ñoo bokk métier bi maanaam métier écologie parce que am na temps docteur Omar Cissé bu yàgg jëloon ma comme prestataire de service pour ñu def étude de caractérisation des déchets oto yi ñëw ma lang ci ginnaaw oto bi sol sama tenue photo wu def ko sama profil mais sama doom bu jigéen moom oo ne ma papa dindi sa photo bi xam nga loolu dafa xaw a doy waar te xam nga métier bu noble la boo demee en Europe je pense que loolu as dina ci ñëw mais dañ ko considérer comme métier bu noble et te aussi tamit wàllu déchet lu ñuy jàng université la université de la rue mais dañ koy jàng tamit ci école yi parce que moom la ñuy wax rudologie dañ ci dem ba ci am ay diplômes yu mag a mag actuellement je pense que ne li ñuy liggéey ñëpp dañ leen war a considérer parce que ku juddu yaa ngi produit mbalit kuy dund yaa ngi produit mbalit ku dem àllaaxira tam yaa ngi produit mbalit donc vraiment loolu tax vraiment dañuy rafetlu xam naa dinaa ñëwaat ci yow parce que dinaa ñëw ci raaya yi nga am parce que gis naa ne président sax décoré na la par rapport ak li ngay def yow moom je pense que depuis les années 90 yaa ngi ci système bi est-ce que mën nga ñëwaat ci processus bi ak jafe-jafe yi ci am. waaw c'est vrai que ça fait presque 30 ans. Ouais. Parce qu'en 91. Avec l'avènement de la SIAS ñu ko dissoudre. ndax SIAS mooy société bi ñu jël mbay. gouvernement xëy tas ko. te bañ koy tas xalaatuñu ko remplacer. ñu am difficulté di gas mbay di ko suuf
sën yi commencé di sos bari na tey sën yoo xam ne ñuy tuddee ay dépôt sauvage jamono jooju la sos parce que SIAS dafa demoon ba amatul matériel sën mooy décharge. ok mais mooy yi nga xam ne non contrôlé waay non contrôlé. waaw bayal waaw tuddee sën ci wolof mais mooy dépôt sauvage décharge alors léegi nag bi loolu commencé am ñun boobu ñu ngi yëngatu parce que dañu mos di yëngatu ci environnement parce que association environnementale cadre de vie créé woon suñu santé course mais si jamono yooyu état am problème le maire de Dakar bu fi nekkoon di Mamadou Diop am initiative daal ne mais ASC yi ay association sportive culturelle environnementale la dañu leen dugal ci loolu parce que bu njëkkoon ASC yëngatu football wala culture théâtre am wala environnement def loolu di def ay reboisement def ay set setal loolu dafa nekkoon ci idéologie ci ay ASC daa am ay commission yoo xam ne dañu ko daan dundal alors léegi nag loolu si la ñu jëlee ñu ne ASC yi pour pas ñu utiliser ñu jàngale leen le calcul ñoom ñu fexe ñu jël loolu maanaam dugal seen loxo ci mbayit mi ni ñu koy defee mooy koñ bu gën a set ASC bu gën a set ñu primé la parce que ñun boobu ay élèves la ñu dañuy jàng defuñu ko woon liggéey ci noonu la ñu duggee parce que sama koñ laa représenté ji woon ñu créé campus ñu commencé di jëm di ñuy indil ay oto ay benn yow oto bu ñu la ko joxee sa koñ nga koy indi pour confirmer li ngay wax ñun bi ñu fiy doog a dugg am na ñoo xam ne bu ñu mosaan ñëw seen koñ dañuy nëbbatu parce que dañuy takk fulaar parce que ñoo xam ne ci mbarit la ñuy liggéey mu ne naan sol sabadoor ñëw le matin jël sabadoor baraay ko rek yéeg ci oto parce que xamuñu woon dañuy xëy rek ñooñu oto yu jógee ne Dakar kaay leen jël seen mbay mais li la ci daan motivé mooy sa mbayitu koñ nga daan jëli fan ngay dem nga ne sama quartier Santa Cruz ak Sandiaba tracé yi am tey muy daw ñoo ko circuit bokk naa si ñi ko tracé bu département bi quoi Sandiaba bi fii waaw Sandiaba bi ak sama Santa Cruz circuit bi fi doon daw maa ko tracé bokk naa si ñi ko tracé nga oto bi fan lay jaar ba léegi la wax ne muy tali bi génn jaar Santa Cruz dem Arafat circuit yooyu ñun ñoo ko créé alors bi ñu ci duggee ñu war na gis ne tiens ça c'est intéressant parce que non seulement boo ci amul dara yaa ngi liggéeyal sa quartier mooy yaa ngi participer ci développement ci la ñu jógee ci ASC yi tout de suite après ñu organiser yi créé ay kuréel daal di créé campus état daal ne léegi dama leen di intéressé boo leen ko dee bu weer dee ku nekk ma jox la dara ñu bari ñuy bàyyi ñuy des ci mais camion la woon au départ ay 15 000 francs 30 000 francs nga daan laal à la fin du mois mais comme da nga daan liggéey wala nga jàng def ko mais yow da nga daan wax ne même suñu ma joxul garaaw parce que sama koñ lay defar parce que loolu moo doon le principe ñu dem ci nag ba mujj gi ñun biñu ci demee ba yàgg ci ñenn ñi sax mënatuñ jàngi mënatuñ liggéey ndax mbalit mi ñu commencé am amour bi ñu commencé gis na nit mën naa jëriñ nit dëkkam ci ak foo mën a féete bala ngaa dellu ci développement bi dafa am benn anecdote bu moo joxe ci loolu parce que système boobu tamit mu ñu dugal ci mbir mi man mi système boobu moo mu dugal ci mbir mi et maa représenté woon suma ASC est-ce que comprendre mais da ngay dem ba am amour bi maa ngi fàttaliku ba ñu waree fay ñu dajale ñu CDEPS ay jàllo bekken ay ñu nga fa woon ku ñu gis ko yor saak rek ñu ne xaalis baa ngay di ñëw Dakar laan jógee Papa Ndiaye ko daan indi ku yor saak rek boo rombee même boo dem marché sax ñu ne borom saak baa ngay di absolument te xam nga ñu doon loolu mooy bi ngeen fa nekkee yéen am na ñoo xam ne dañ ne woon ñoom duñu yëg ci oto yi dañu organiser rek oto yi ñëw dugg dem corné man superviseur yi laa bokk superviseur ñun bi ñu ñëwee avec Lamine Mat Mbaye sax xam nga moom ndeysaan dem si yàlla na ko yàlla yërëm mu ne ñu comme ñii ne duñu yëg ci mbay mi yéen amu leen liggéey yéeg leen ci mbayit mi boo leen yéegee ci oto yi yéen di ngeen récupérer mbayit mi c'est comme ça la ñu sumee donc turu Mbaye Jacques boobu nga wax ça veut dire que date yi marqué Tëngéej yëpp da nga ci absolument parce que ñun mooñ ci yóbbu boobu ñu ngi woon jeunesse socialiste fii lañu daan nekk ci kër ñoom Collé Seck benn guddi la ñëw nañu Mbaye Jacques nee na ngeen ñëw comme mën a gu leen dugal ci mairie bi am na benn liggéey bu feeñ kaay leen ngeen dem liggéey ci mbalit ñu dem représenté ñu ne ñun c'est les jeunes de Mbaye Jacques ñu yéeg ci oto yi di solu ba rafet yéeg ci oto yi di ko liggéey ñoom Xaadim ñoom Jaraaf Ndoy Xaadim aujourd'hui il est en Italie ñoom Jaraaf Ndoy Papa Ndiaye dem si yàlla si gaañu na parce que moom la Mamadou Diop joxoon lépp après communauté bi jël ko en charge nag ne léegi moom moo koy organiser mooy fay xaalis mooy organiser mooy indi matériel bi moo daan loué camion yi jógee Dakar man dama daan dem Dakar jëli le nombre de camion bi Rufisque soxla indi ko bu ñëwee ñu tas ko ci koñ yi collecté ko mooy benn assiette yooyu ngay gis yooyu dañ tibb suuf dañ koy yëg ca kaw dañ koy yëg ba mu fees temps yooyu ay Diop si ngay dégg ay bara non kii Bàcci Diop boobu ay Diop si newagul ay ñoom ñi ngay dégg Amir Fa Bay amul Bàcci Diop moo fi ñëwoon moo laan jox oto yëpp ñu jógee Dakar ba presque di def toute la collecte ci lañ dem ba mu jóge ñu ne mais lii dañ ko organiser parce que lii mën naa nekk métier comme vous dites parce que en Europe métier la fa woon mais Afrique considéré wuñ ko woon alors ci la ñu dem ba mu jóge ñu ne nañ ko léegi maanaam informel la woon nañ ko formaliser ci la ñu sos syndicat en 2000 parce que boobu il fallait nag ñu xeex parce que il fallait ñu dem fu ñu dem ñu ne ñu boo leen bëggee régler seen situation il faut ngeen organiser wu pour këyit boobu ay GIE de quartier la ñu woon rek dañu mujj organiser ku ci nekk ñu jox la benn pactole ngay employé ay nit
boo xëyee le matin yaa organisé parce que boobu am nañ ci expérience léegi ñun ñoo doon gérer. dëgg la ñu créé le syndicat. créé le syndicat boobu ak Madani muy syndicat national des travailleurs nettoyants quelque chose en 2000. ba tey informel la woon c'était boobu en 96. 96 diggante boobu 96 97 98 ak ay CAMCUD ñëw ñu CAMCUD dem ñu jox ko ay AGETIP. AGETIP jógee ñu jox ko APRODAC. ak ci la Ablaye Wade ñëw indi l'avènement du set setal. ak avec la PRODAC. ak ñoom madame Cissé. alors ci lañ ko commencé organiser. ñu commencé di liggéey ak APRODAC jékki-jékki ñu ne lii il faut ñu professionnaliser ko. ñu ne est-ce que du ñu def appel d'offre international te lañu indi Ama Sénégal. mois boobu la syndicat bi judd mais ba tey ay GIE la ñu. te Ama Sénégal ñëwee ñu ne ko ñun déjà def nañ 10 ans mënatuñ bàyyi lii. ñeneen bàyyi nañ seen jàng bàyyi nañ parce que 91 ba 2000 presque 10 ans la. ñu ne leen mënatuñ bàyyi lii kon métier lañ koy def comme métier lañ koy def nag dootuñu nekk ay GIE da nga ñuy def régie. ñoom ñu ne mënuñu employé ñu ne si da nga ñuy def régie. ñu xeex en tant que syndicat parce que boobu benn syndicat moo fi newoon. Ama jël ñu ñun yóbbu ñu Italie. benn groupe de 15 personnes Madani moo jiite woon délégation bi. ñu dem négocier ji embauchement bi tey Ama international lañ ko négocier. 1800 et quelques personnes. état du Sénégal moom bu fekkee Ama mën na jël rek d'accord na parce que c'est des Sénégalais. ñu dem négocier ko signer contrat bi 1er mai. 2000 la ñu ñëw fii mu ci jógee Ama international ñëw fii. ne embauché naa tous les 1800 loolu c'est dans l'histoire de l'emploi au Sénégal mosul am 1800 personnes bu ñu embauché ndoo même jour. ba léegi bu ñu demee caisse de sécurité sociale dañu am problème boobu parce que ñun ñëpp ñoo bokkandoo même jour. même date d'embauche. 1800 personnes. ça c'est les maladies yi. ñoo ko xeex tey ba mu ñu continuer nag commencé di ci liggéey. amul woon convention parce que convention bâtiment travaux publics la ñu yóbbuwoon. ñu ne kon léegi pour ngeen mën a am salaire yu décent. pour ngeen am seen propre convention. depuis 2000 ñu commencé xeex convention bi. 2000 ba 2010 2011 2012 ba 2018 ñu signé convention bi. aujourd'hui am na son convention propre du nettoiement. boo xam ne tey bu ñu lay liggéeyloo ci foofu la ñu lay sukkandiku état du Sénégal moo ko validé. tey moom ñooñu kay koo gis tey muy liggéey. bulletin de salaire yeeg les bons salaires parce que convention yi gën nag au Sénégal la muy convention commerce. parce que moom lañ jëloon travailler ci avec les spécialistes. def ko mu nekk la meilleure mu nekk l'une des meilleures conventions. pour dire que yàgg nañu ci mbalit mi mais jusqu'à présent on a un problème c'est que problème bi mooy. non dinañ ñëw ci problème bi as. dama bëggoon xam jeunesse bi rek très bien alors donc loolu. mooy li nga xam ne fa la ñu jaar. ba sos syndicat bi. syndicat bi nag am na chance depuis presque ñi fi nekk ñëpp di employeur. depuis ci APRODAC ba ci Ama Sénégal ba ci ICG. képp ku fi ñëw am nañ chance ñun ñoo lay accompagner. c'est le même personnel. c'est les mêmes professionnels ñoo lay accompagner. c'est-à-dire que dispositif bi suñu système la ñu. yow da ngay ñëw rek teg say indi say moyens. boo changé dara li fi nekkoon parce que li fi nekkoon depuis 20 ans ba léegi moo fi. c'est les mêmes circuits c'est le même fonctionnement. c'est le même mode de collecte c'est le même système de balayage c'est la même rémunération. ok as loolu dañ ci dellu je pense que c'est important yow aspect organisationnel bi mais dinañ ñëw ci aspect technicité bi et aussi sur la quantité collectée yu demee noonu yan problème ngeen ci am mais Modou lan mooy sa problème ak mbuus mais li ma gën a jaaxal mooy yow da nga am problème ak mbuus mais fooy jëm te mbuus moo lay gunge. waaw xam nga tey fu ñu jëm rek mbuus moom moo ñuy gunge. ndax mënuñu wax ak askan wi. ci jàkkaarloo ak ñoom. expliquer nii. parce que gis nga ko tey fii loo bëgg mu baax rek. donc la nga koy doxalee da nga koy wan askan wi. ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ni du costume mooy defar réew. du cravate mooy defar réew. parce que dañu wax ne tey boo xoolee tey tardement yi am ci réew mi yëpp. daanaka borom costume yeeg borom cravate yi ñoo ñu ko yóbbee. ndax volontaires yi nekk ci biir dëkk bi. ndaw ñu am jom ñi nekk ci biir dëkk bi. bu ñu leen tegoon fañ leen waroon a teg kon du ñu egsi fii. dëgg la donc loolu tey bokk na ci li nga xamante ne nii vraiment tey bi may porter combat bi. donc jël mbuus yi di ko sol. donc métti woon na trop. mais il fallait may sol mbuus. parce que pour nga wax ak nit ki mu xam lu li ngay wax mu dégg ci bopp dugg ci bopp noppam. donc il fallait nga wan ko lu ko jaaxal. donc loolu tey jii moo c'est pédagogique quoi. moo waraloon tey jii vraiment ñuy porté wu di sol mbuus yi di dugg ci biir askan wi pour mën leen a ñaax mais ci biir dugg ci biir askan woowu tey jii comme li ma la expliqué sànq ni la nit ñi doon dawee man nit dawal na otoom gaare sama kanam ne ma sëñ bi baal ma àq man quoi man dañu maa ngi door a gisanteeg yow wax dëgg yàlla xaw ma loo ma def ba ma lay baal àq mu ne ma dama la séen ñu invité la ci télé nga toog ma ne xoolal télévision yi dof bu ne ñoo koy indi ci télé yi mais bi ma la dégloo nga développé donc ci laa xam ni vraiment yow mii sore nga ak dof ma ne ko nag dof sax nit la comme ñun yàlla moo ko napp feebar la feebar la
ku ne lay dal lii ma dal tamit ba ma jël mbuus yi di ko sol du dama wéradi mais dañu toll ci jamono joo xamante nii donc bu ñu calculer 1960 ba tey les mêmes problèmes la ñuy dund les mêmes jafe-jafe moom la ñuy dund parce que 1960 ba 1940 ba 1960 ba 1980 boo xoolee rythme bi amoon yar gi amoon discipline bi amoon nit ñi niñ doon toppatoo seen ëtt yi seen dañ doon lay doo gis sax yenn problème mu mbalit yi ñu ñëw ba 1980 jëm 2000 ñu gis loo xamante ne nii vraiment gis nañ ni tey jii bis bu fi amee kër musiba dinañu dal ñu nekk ci nag ci diggante boobu parce que li jiitu fekke wuñ ko mais liñ ci jàng donc loolu lañ doon jéem a apporter benn solution bi ñu ñëwee ba ci 2020 gis nañ ko tey diggante 2000 ba 2020 tey dañu dem ba sax sunu mbalit yi fuñ koy tuur ñu am jafe-jafe te loolu yëpp état bu Sénégal moom mooy première personne bi nga xamante ni moom mooy responsable bi parce que war na mën a jël ay matuwaay parce que àdduna buy dox da ngay dox di ànd ak moom dëgg la kon jafe-jafe yi ñuy dund tey kon duñ ko am Modou je pense que boo waxee état du Sénégal j'ai beaucoup aimé li nga tax nga wax état du Sénégal parce que affaire bi du ay parti déedéet c'est l'état bu commencé depuis 80 ba léegi état yi fi jaar yëpp c'est le même état soo xoolee diggante 1960 ba 1980 c'est entre allo salaamaaleykum 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 allo oui salaamaaleykum allo je pense que ne amoo. allo waaw allo salaamaaleykum. waaw nit ñi baaxul ah. allo dégg-dégg bi baaxul. ñu ngi lay dégg sëñ bi. allo. waaw ñu ngi lay dégg waxal. allo. allo ñu ngi lay kër de su allo je vous entends très mal là. waaye mais ñun ñu lay dégg bu baax a baax a baax. allo. waaw waaye dafa amul retour quoi waaw je pense que kooku ki doon wax mooy Madani defe naa moo doon oote mu nekk sa naataango tamit ci wàllu liggéey bi. c'est ça c'est ça ñooñu tamit suñuy njaatige lañ yoo xamante ni. mënuñu def dara te duñ leen remercier saa su ne parce que gis nañ seen taxawaay. donc fi ma doon egg jëm sànq mooy diggante 1960 ba 1980. kon au moins fekk nañ. jamonoy Senghor xamuñu ci lu bari. mais fekk nañ fi jamonoy Abdou Diouf. gisoon nañ discipline bi amoon ci réew mi. gisoon nañ ni lu ñu bëgg a def ci réew mi dinañ ko def te coow du jib. donc diggante 1980. ba 2000. ñu gis ne tey jii affaire bi dafa mel ne rek. maanaam mbuus boo jël def ci ndox. allo fees rek. waay sëñ bi. waaw man la Madani Sy secrétaire général du syndicat national des travailleurs du Méditerranée. waay. nekk aussi inspecteur à l'UCG. et aussi PCA de la mutuelle de santé du Méditerranée. waaw donc bëggoon participer ci waxtaan bi. donc nuyu sama gars yi ma nekk foofu muy monsieur Matar Keita di sama premier adjoint nekk aussi président de la commission des finances de la mutuelle du Méditerranée. commission des finances. mon ami et frère notre combattant de tous les jours Modou Fall Sénégal propre. nekk benn icône vraiment ci Méditerranée di xeex bu am solo. sans oublier aussi sama classe de guerre comme ni ma koy waxee grand animateur. Pape Thiaw. ñu lay fay waaw di Idrissa Thiaw di vraiment benn icône dans le secteur vraiment bi ñu ngi xeex di béy waaram ne serait-ce que au moins pour que ñu am benn cadre de vie bu sain et attrayant. merci. donc par rapport ak li ngeen di waxtaanee. bon effectivement man comme je viens de prendre l'émission en cours bon li may wax rek mooy féliciter ñaar ñooñu toog foofu parce que ku nekk ci benn secteur pendant plus de 28 ans. dëgg la. cela prouve que am nga expérience am nga expertise ba pare aussi tu es incontournable ci dispositif bi nga xam ne moom la mettre en place parce que bu ñu nee wax Sénégal zéro déchet. c'est parce que quelque part am na lu des. parce que tey ci wàllu changement de comportement responsable à tous les niveaux. ci wàllu stratégie. ci wàllu planification. mais ci wàllu aussi changement de paradigme comme ni ñu koy faral di waxee parce que tamit boo xoolee crise cyclique yi. yi fi jaar yëpp ak éternel recommencement ba. président de la République jël le taureau par les cornes di wax Sénégal zéro déchet pour ñëpp jàpp ci. donc wane na la mu war a njëkk def tey mooy li may wax tout le temps rek mooy
la valorisation des agents de nettoiement quel que soit type de valorisation bu ñu bëgg muy ci wàllu infrastructure muy ci wàllu tey on parle de CIVD mais les centres intégrés de valorisation des déchets on parle de tri sélectif on parle de recyclage des déchets des déchets mais li ci jiitu rek mooy valorisation des techniciens de surface donc ñi nga xamante ñoo nekk en contact permanent avec les odeurs pestilentielles avec toutes sortes de maladies ces gens-là aujourd'hui ils doivent aujourd'hui être valorisés par rapport au métier qu'ils font dans la mesure où tey ñëpp gis nañ mbas mi bi xew muy le Covid-19 nekk benn ennemi invisible boo xam ne tey État du Sénégal ak monde bi danañ en guerre contre cette pandémie tey les plus grandes puissances mondiales sont à terre jël États-Unis jël France jël Italie jël Espagne xam nga jël Grande-Bretagne donc ku gis tey ni at mi doxee tey par rapport au pays du tiers monde ñun war nañoo sant yàlla ci benn côté du moment que tey gis nañu liggéey bi am solo bi nga xam ne État du Sénégal jël na ko par ci wàllu approche bi ci wàllu prise en charge bi mais ci wàllu aussi prévention bi nga xam ne ni suñu corps médical bi ñu ngi koy def sans compter aussi taxawaay bi nga xam ne aussi gis nañu technicien de surface yi def qui nekk en contact permanent avec les odeurs pestilentielles moi je pense qu'aujourd'hui su président de la République dana bay lancer un fonds pareil un fonds du Covid force Covid bi déjà di war a dégager 1 000 milliards jëlaat plus de 64 milliards war ko jox le personnel de santé moi je dis que quelque part il y a une mal-donne mooy que et ceux-là qui sont en contact permanent avec les odeurs pestilentielles qui prennent les déchets biomédicaux qui prennent les ordures ménagères non ménagères chimiques biochimiques ñooñu moi je pense que tey ñooñu la ñu war a jàppale mettre leen ci ay conditions yu leen di permettre tey ñu assurer seen prévention malgré que tey ñëpp gis nañu taxawaay bi nga xam ne ni UCG def na ko ci wàllu EPI muy les équipements de protection individuelle mais terewul chaque jour que Dieu fait le renouvellement du matériel dañ ko war a di continuer ne serait-ce qu'au moins pour que ñu mettre travailleurs ci ay conditions de performance pour éviter la psychose de la peur tey xool exemple tey di gën a doy waar tey nos collègues techniciens de surface de Paris ils reçoivent ay primes exceptionnelles de 35 € par jour par rapport ak Covid-19 bi et fii au Sénégal zéro da ngay xëy di daw safaak marwa moi je pense qu'aujourd'hui appel bi ñu war a lancer rek mooy que si on veut aujourd'hui éradiquer cette pandémie si on veut aujourd'hui un Sénégal zéro déchet il faut mettre les moyens à la disposition des acteurs président des ordres doit aller vers les ayants droit d'abord la politique des moyens pour que ñi ngay liggéey ñu motiver leen davantage que les populations aussi ña nga xam ne ñoo ciy liggéey ñu am une culture environnementale bu ñuy permettre tey un changement de comportement radical à tous les niveaux pour prétendre aujourd'hui à un Sénégal zéro déchet donc je pense que loolu vraiment bëggoon naa ko ci yokk mais aussi di rafetlu ñooñu nga xam ne ñi ngi fa tout le temps mën nañ ci prendre un exemple ku mel ni un Matar Keita depuis presque plus de 20 ans 28 ans maa ngi ànd ak moom un homme intègre un homme loyal un homme sincère un homme disponible qui ne rechigne pas malgré sa situation précaire mais il est toujours présent ñii c'est des icônes il faut les aider Modou moom n'en parlons pas gis nañu le travail qu'il est en train d'abattre pour l'éradication du péril plastique parce que loolu déjà tey nee naa ko les grandes puissances tey duñu la bàyyi feebaroon na fi bay waaj a dee ñëpp yëg nañ loolu mais il a toujours un sacerdoce il continue le combat pour vraiment endiguer cette pandémie mais fexe ba Sénégal vraiment set mais Idi moom j'en parlons pas man sama classe de guerre la parce que gis naa le travail qu'il est non seulement en train d'abattre à Rufisque mais partout où il est présent il a aujourd'hui les ordres dans le sang pourquoi parce que c'est quelqu'un qui se bat chaque jour que Dieu fait pour non seulement ñu am benn cadre bu set ñu am un changement de comportement mais fexe ba tey dans le cadre des rapports yi ñu am entre le nord et le sud fexe ba tey renforcer les capacités des acteurs mais fexe ba tey ba État du Sénégal respecter les acteurs que nous sommes en tout cas loolu laa amoon lu ma di wax di encourager émission bi et di encourager les acteurs et di ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci adduna bi jëlee ko Sénégal jëlee ko fépp foo xam ne tey nar na gàllankoor suñu liggéey ba ñëpp delluwaat vraiment ci seen coobare ak ci seen aafiya en tout cas merci beaucoup. merci Madani. et je pense que témoignage moom xaw na daw yaram quoi. moom mi ngi noonu rek moom parce que seede mu ngi neexee. si ki nga bokkal mbir ñëw def seede bi. je pense que c'est important te dëgg la wax quoi parce que. ñun dañ koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam. parce que yaakaar naa ni taxawaayam kenn dootu ko nattable ci Sénégal. ndax xëy na bëri na ci secteur bi ay manquement yoo xamante ni nii. donc bu ñu demee ba yooyu saafaraw. dox na ci ay jéego yu am solo. baax a baax donc ñu mel noonu tey jii
vraiment seen taxawaay dañuy ñaan rek suñu borom gën leen a kàttanal amiin 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 dëgëral leen amiin ndax technicien de surface kenn amul fayam dëgg la parce que bu ñu xëyee li gën a bon ci suñu kër yi la ñuy génnee di leen ko jox man souvent dama koy wax ne ñun balaa ñuy wax problème mu aar kenn ñooñu la ñu war a njëkk a aar parce que 24 heures sur 24 ñi ngi yendu ak mbalit mi amul benn citoyen boo xamante ni bëgg nga oto mbalit fanaan sa bopp koñ dëgg la amul kenn koo xamante ni bëgg nga sa bopp koñ ñu def ko fa dépôt te boo xëyee li gën a bon ngay génnee jox leen ko mais boo leen koy jox da nga koy jox boole ceeg taf sa bakkan war jox leen ko ak manière boo xamante ni neexul kenn mu leer la ni bu doon sa waajur la doog ko joxee noonu mu leer la ni bu doon sa yaay la doog ko joxee noonu di nga ko jox ak yar ak moo yaa ngi waxe xol de non xam nga la metti loolu non man passé naa jouru korité ak ay techniciens de surface sama biir koñ ñu yendu fa korité fa parce que damay gis ne donc événement bu ñu nee suba la tabaski ba tabaski jour mais dañu yor njaboot comme ñun dëgg la dañuy bàyyi seen njaboot nekk ci mbedd mi kon kooku bàyyi njabootam nekk ci mbedd mi yow boo toogee sa kër ak sa njaboot mu ñëw nga di ko jox mbalit mi di ak manière boo xamante ni seddul xol man damay génnee sama mbalit jox la ko ba pare accompagner leen ànd ak ñoom ñu def tour ba quartier bi mat ma bàyyi leen la nekk ca sama poos ak la nga xamante ni moom laa dajale ca quartier ba ma yëkkati ko teg ko ci seen loxo ne leen lii jëndee leen ko boisson Modou dama lay dolli rek xam nga technicien de surface ku am sutura la parce que technicien de surface moo mën a ibbi poubelle bi moo xam kër gi ñàkk kër gi ñuy def banditisme kër gi ñuy naane sàngara parce que lépp ci mbalit mi la mais mu gàddu ko jël sa mbalit yóbbu la ko kon ku ma sa respecté ko damay profité sax di ci am ñoo xamante ni ku mel ni Babacar ak Ablaye ñooñu ay technicien de surface lañu yoo xamante ni ñi ngi dëkk ba Yëmbal suñu secteur lañ nekkoon Sàndu pour su Pikine mais dañoo meloon melokaan boo xamante ni gis nga bi ñu leen di changer secteur di leen yóbbu fenn nit ñi dañu bañ non da nga doon wax ne ñii maanaam lan la ñu siq ak waa koñ bi ba waa koñ bi bëgg ñu jóge fa def naa intervention fu ne pour ñu bàyyi leen ci secteur c'est important mais ñooñu tey alhamdulilah dem nañu retraite c'est important mais état bu Sénégal war na gestu techniciens yi dem retraite parce que ñooñu ngay dem retraite donc yóbbuwaale woo dara donc kooku encouragé loolu as dina ci yow mais yow xalaatoo dans le cadre de sa association comme que ñu am nañ expérience nga ñëw intégrer association bi parce que expérience boobu ñu am waruñu dem retraite dem tëdd noonu rek xam nga soo gisee ñun ñuy rey suñu bopp gis nga am nay temps xawoon na am ñagas-ñagas entre Sénégal Prop ak ICG waaw parce que donc loolu doonoon na mbir moo xamante ni xëy na amoon na fu mu ñu yóbbu parce que tax na doole bi ñu amoon ñun ñu ci bari dañoo dellu ginnaaw parce que dañu jàpp ne ñun dañoo jël Sénégal Prop bi jaay ko waa ICG parce que dañuy ñëw ci loolu léegi rapidement bala ma ko fàtte parce que bi ñuy def le lancement zéro déchet bi amoon Diamniadio man li attiré sama attention dama génn gis oto yëpp ñu bind Sénégal Prop ma ne xanaa Modou dafa intégré Sénégal parce que ñooñu tamit il faut nga xalaat loolu quand même il faut nga xalaat loolu ñooñu xalaat loolu tamit dañ nekk seen droit loolu la parce que bu ñu gisee Sénégal Prop yow nga daan ci liggéey même autorité bi sax boo rombee da ngay gis ñu def ay Sénégal 2006 ba léegi donc yaa amul benn contrat UCG amul benn contrat bu ñu lié lu dul xëy gis Sénégal Prop ci oto yi donc bi ñu ko gisee donc man vraiment bi ma ko gisee dama ci ànd ak mbégte parce que dama ni vraiment tey gis naa ni tey slogan bi tey slogan la bu neex a liggéeyee ci réew mi tax dina tax sénégalais bu ci nekk gis ci boppam ndax fu nekk la ma nit daan woo di ma bégee kon bu ñu gisee lii ci oto mbalit yi donc yaakaar naa ni kon liggéey bi ñuy liggéey mi ngi commencé di mais créé na la problème c'est association problème bi mu indi mooy kenn ku ci nekk ña ca bokkoon doon ci dox di ci wax donc ñu xëy gis Sénégal Prop ci oto mbalit yi xamuñu ni mu demee donc dina indi problème biñ ma laajee man leen ni ngeen ko gisee nii noonu laa ko gisee teewul sol naa sama daal avant may sol sama daal sax gëstu naa bi ma gëstoo donc ñu ne ñoom président de la république moom moo leen jox ndigal ñu jël Sénégal Prop def ko ci oto mbalit yi man leen ci ban motif parce que Sénégal Prop ñun am nañu récépissé ñi ngi dox am nañu ay ndaw ñoo xamante ni gis nga premier bi Ablaye Wade di door a ñëw première setal ramassage allo premier ramassage des déchets plastiques bi fi Ablaye Wade njëkk a def ñun ñoo ko jiite
fan la woon Liberté 6 doon boobu. Liberté 6 ak waa Aprocène. Aprocène waaw. ñun ñoo jiite woon loolu. bi ñu paree gis nga 1700 volontaires yi. man maa nekkoon seen porte parole waroon a jàkkaarloog ak président Abdoulaye Wade. ah oui. gis nga bi ñu paree ci gis nga moment boobu bi muy am. photo yi ba léegi dama ko rusa sax di xoolaat photo yi. parce que gis nga dafa bëri ci sunu kilifa yoo xamante ne nii ñi ngi ci biir réew mi. nekk ak ñun mais duñu wax dëgg. imaginez 1700 personnes taxaw. nga di leen Modou Fall na génn. préparer discours moom moo war a jàkkaarloog le président. waaw Abdoulaye Wade. waaw te moment boobu ñun sunu préoccupation moo nekkoon 1700 jeunes yooyu. président Abdoulaye Wade intégré leen ci système bi. parce que mënoo jël mercredi jeudi vendredi. ñetti jours ouvrables nga dajale 1700 jeunes ci biir dëkk bi. comme dëkk bi amul liggéey. te ndaw ñi bëgg nañ mais intégré leen. parce que jamono yooyu Abdoulaye Wade lu ko nit wax mu def ko. mais avec le ministre bi fi newoon. donc def ay manigance am donc ñëw indi jarbaatam mu taxaw ci sunu place. ba tableau bi ma defaroon gis nga tableau bi ma defaroon. waaw loo ci bindoon. tableau bi dama ci bindoon. ci wàllu set daal nga ci doon def. wàllum set lañ ci def. ba pare def ci benn photo Abdoulaye Wade. bind ci l'homme universel. donc gis nga tableau boobu. directeur Aprocène. waaw moom moo jël tableau bi jox ko Abdoulaye Wade. tey actuellement moom moo nekk le maire de Thiaroye Jidda Kaw. ah ouais. mais gis nga. Cheikh Dieng. gis nga nit. di nga ko def benn mbir. defe ne def nga ko fekk sa bopp nga ko def. amoon na métit parce que moment boobu ndaw ñëpp dañu découragé woon. ñuy dund ci loolu. gis nga moment boobu bi ñu jógee foofu presque def naa juróom-ñetti fan hôpital yoo xamante nii mënu ma la wax ne la lii moo may métti. ndax tas yaakaar bi ñu tas suñu yaakaar. ci laa jógee nag yàlla may ma expérience donc may dem ba commencé dugg ci porté wu mbuus yi di ko sol. donc loolu ñëwaat répété même chose ak waa ICG. donc ma dem ci ñoom ne leen kat man bañuma Sénégal Prod bi nekk ci oto bi. sama photo sax mën naa leen koo may ngeen insérer ko ci photo yi. ci photo yi. parce que dina tax sax nit ñi gën a am approche. ñu ne ma président moo leen ko sant def nañ ko. man leen nag yéen a moom télé yi. am ngeen accès ci télé yi. am ngeen accès ci rajo yi. li laay war a suuli ngir ma mën a féex ma mën a set. def leen communiqué ngeen wax ne président moom moo leen ko sant ngeen jël Sénégal Prod def ko ci oto yi c'est simple parce que loolu day xaw a rey association bi. c'est ça parce donc que ñu bañ. donc loolu moo waroon ma jël peinture doon peinture oto mbalit yi. ah oui yegg nga ba foofu Modou Fall ba peinture ci. donc bëggoon nañ ci am ay problème sax ak borom oto yi. parce que borom oto yi dañ leen a sant. waaw ñu def. waaw kon ñu nit bu ñu demee bay peinture oto jàmbur. donc am na fu ñu toll moo taxoon ñu jël décision boobu. ñu ngi ciy jéggalu bu baax. donc loolu moo indi woon jafe-jafe yi ak suñu diggante. ak mais léegi yéen a ngi waxtaan quoi. non depuis waxtaan bi parce que lu tax waxtaan bi mënut a continuer. mooy la may waxtaan ak ñoom. parce que am na ñoo xamante ni jusqu'à présent mënuñoo gëm ni mukk Sénégal Prod bi dafa dem noonu gratuit déedéet. ñoom ñoo ko jëlal seen bopp seen volontaire bopp. dañ ci war a communiquer comme li nga dinaa ñëwaat ci yow parce que ba fii ma toll nii tey nit ñi ñu may junj ci loolu. Modou dinaa ñëwaat ci yow pour nga wàcc tuuti tension yi parce que xam naa xol ngay waxee fu mu nekk nii c'est juste rek dinaa pour ñëwaat wane ci rek yow maanaam gis nga li ñu sunu borom sant. ñun dañ ko war a jëfe waay parce que yàlla moo wax ci alxuraan soo gisee loo xamante ni dafay lor sa mbokkum jullit. jël ko nga déplacé ko nga teg ne dëgg la. donc loolu ci la ñuy dox ci la ñuy wax. mais nag gis nga mag ñi dafa am lu ñu wax. suul ker. du ko teree feeñ teree feeñ. ñi ma daan nax. ñi ma daan indil yenn jafe-jafe yi. di ma jéem a dribbler. mais ñooñu dribbler wuñ ma dañ ma doon wan yoon. yoon woowu ñu ma doon wan tey moo ma indi fii. ndax tey bu fekkoonte ne ni xaalis la. wallaahi am naa kër. am naa oto. mais sama ngor. moo la téye ba léegi moo ma téye ci lii ba léegi. waaw waay parce que man gis naa ay reportage yoo xam ne ay. li ma daani si wax léegi nii. wallaahi lazim tëdd naa 3 weer yoo xamante ni lu ma def dañ ma koo def lool. xam nga lu ñu wax. mbuus yu salte yi muy takk. moom moo ko feebar. mais bu doon mbuus yu salte yi demal mbëbës ñaata nit dafay tëdd ci kaw mbalit mi. doo fa fekk kenn ku feebar. mais tey loolu tey ndimbalu suñu borom benn mbuus jàpp ma. ñi ma jàpp mooy les industries de plastique. yiy liggéey plastique te li may def ñu yaakaar ni damay yàq seen chiffre d'affaires. ñu doon ma woo ma bañ. ne leen fii laa jëm
ñooñu tey ñoom ñoo nekkoon. ci waaw loolu te jusqu'à présent loolu dëgg la parce que yow booy xeex mbuus mooy da ngay yàq seen affaire de. da ngay yàq seen affaire mais nag yow dafa am loolu tax ngay xeex mbuus. mais li tax ñuy parce xeex que loolu moo gën a noble. xam nga li tax ñuy xeex mbuus. mooy boo demee tey tolloon nañ fi avant corona di ñëw. fii lañ taxaw di yalwaanal ñi nga xamante ni dañu amee feebaru cancer. problème mu respiratoire pour ñu yóbbu leen Maroc ñu dem faju ji. Modou mën nga ma may loolu après ñu ñëw ci parce que loolu mooy sa xeex. dinañ ci ñëw incha allah. et As je pense que am naa fi ay quelques questions. mooy avant question yi Ismaïla Niang c'est un enseignant. moom mu ngi intervenir di wax comment valoriser encore ce secteur. et aussi te mu ngi rafetlu invité yi je pense que y a aussi Madani bon je pense Tawfekh ñi ñëpp samay waay lañ. Abou Guèye ñu ngi leen di nuyu au passage vraiment c'est important pour ngeen déglu li nga xamee ne moom la experts yi wax ni actuellement. donc ci question bi nga xam ne moom la Ismaïla Niang posé. mooy naka la ñu mën a def je pense que c'est par rapport ak li Madani doon wax. di wax ne avant ñuy valoriser les déchets il faut valoriser le secteur il faut valoriser aussi les agents du nettoiement. absolument tout d'abord de passage ñu ngi fay ñooñu ñi nga xam ne ñi ngi am jotu di ñu déglu. di ñu seetaan di ànd ak ñun ci li ñuy def. ndax li ñuy def ñun c'est notre vie donc damay wax ne comme ni ko ma daal di waxee sànq. ñun déchet suñu dund la. parce que bu yoo def 30 ans 40 ans mënatoo caa génn c'est ta vie. defuñu leneen. dans notre vie. li ñu gëm rek mooy cadre de vie wu sénégalais yi. ñun ñoo ko mën a defar. muy écologie muy environnement. amul retraite da nga koy def ba bañ lay suul. c'est-à-dire que loolu mooy liggéey bu amul retraite. moo tax pay gi sax amul pay. dañ lay intéressé rek. parce que mënuñ laa fay. yow yàlla moo lay fay ak xëj na doomu aadama yi ngay xam ne dañoo waroon loru. loruwuñu ndax yow yaa fexe ba seen cadre de vie sain. ba ñu mën a dund ndax fu wér am fu cet amul wér mënu faa am ñaar yooyu ñoo ànd. alors pour répondre à la question. d'ailleurs maa ngi aussi féliciter le camarade secrétaire général Madani ci intervention. Babacar Dieng te mu ngi rafetlu. waaw moom dañ ko confiné depuis la France. dafa demoon Marseille waaw directeur de cabinet. absolument Babacar ñu ngi lay nuyu. ñu ngi suur quoi. c'est dommage vraiment waroon na fekk fii ñu xeex ci Covid bi. parce que ba rek gisuma ko. ci combat yeeg yooyu. mais rek laay gis Alvin avec les autres. mais quand même ñu ngi koy wax qu'il prend bien soin de lui na protéger wu. parce que France yi fi bàyyi na fa lool mu ñëwaat fii sain ak jàmm quoi. alors pour dire que dans le secteur c'est vrai dañuy wax toujours nañu valoriser le secteur. c'est vrai que c'est en amont et en aval c'est-à-dire que mbir yu ànd la. c'est vrai que nit ki nag nga xam ne moom mooy def moo ne ci secteur. di ca liggéey di ca créer di ca xalaat di ko dundal boo bëggee def lu baax mbaa nga yokk secteur ba ca moom ngay jëkkee. parce que aujourd'hui yaa ko wax sànq mbalitu Sénégal fayul son homme. ki ciy liggéey. ndax risque bi mooy jël. ma daal di wax na ko sànq. xam nga lu ñuy wax protéger wu booy tisooli na nga jël mouchoir nga tisooli ci. boo paree nga sànni ko ci poubelle bi. mais qu'est-ce qu'ils ont prévu kiy jël poubelle ba. rien. waxuñu nga sànni ko sa àll ba de sànni ko ci poubelle bi. poubelle boobu xam nga koy jël si de. kooku day wuppi mbalit mi. muus moom këyit googu nga ne ku mu laal nga yàqu. moom mu laal ko jël ko sànni ko. moom lan nga prévoir pour moom. yaa ngi jël médecin yi solal leen ay mbubb yoo xam ne ngelaw sax du leen laal. moom gant nga koy jox gant ba sax dina yàqu wala masque ba. muy soxla ñu nga remplacer ko. mu dem ak noonu parfois mu jël mouchoir am wala mu ut propre xaalisam jëndi gant. valoriser woo ko. valorisation bi ñu commencé foofu. li nga xam ne day xëy soo ba ngoon yaa ko wax sànq li nga xam ne kenn bëgg ko moom mu nekk en contact. avant Covid bi di ñëw rek saa yoo xëyee mën nga yóbbu feebar ci sa njaboot ndax boo wàccee ñibbi ci àll ba sa kër ngay ñibbi. te bu leen en France dañu am ay vestiaires. dañu am yoo xam ne dafa leen désinfecté c'est-à-dire que boo wàccee ci oto bi da ngay dem sa vestiaire dugg ci douche bi sangu am na produit boo xam ne moom lay éjecté mu désinfecté tout ce qui est microbe ci yow. yére yi du dem foofu lay des. yow da ngay wàcc won ko sa saako dugg ak sa mbuuju sa kër. sa doom daw songo la nga fab ko. ak sa taqaay nga di ko def pendant 20 ans da wax ne. boo duggee ci mbay mi xam nga lu ñu la wax ñun duñu ko bi xam nga fu ñu ko teg dañ ne choléra jaar na fi choléra wuñu. feebar peste bu gën a graaw jaar na fi tuberculose wuñu. Ebola bii jaar na fi Ebola wuñu. boo ko demee tey actuellement le coordinateur xam nga lan mooy problème il a un problème parce que dafay gis waa mbalit mi. ñuy liggéey comme si de rien n'était c'est-à-dire que comme Ebola amul. comme Covid amul. dara changé wul ci ñoom. ma daal boo gisee temps yëpp mu ne ci télé yi. sensibiliser parce que même le coordinateur parce que bon il vient d'arriver c'est vrai que yàggu fi. ñun yàgg nañ fi mais booy dañ la wax da nga xam ne waaye grand ñun yooyu duñu laal ay Covid yooyu tam ñun on est immunisé. da nga leen jox masque du ñu jël masque bi def ko seen poche. duñ ko liggéeyee maanaam dem na ba mujj gi mooy leen
ku solul sa masque bu mu yëg ci oto bi coordinateur yi ku solul masque bu mu liggéey waaye ku ñu ko joxul bul liggéey ku ñu ko joxul toogal seen kër waaye ku ñu ko jox te soloo ko bul liggéey c'est pour dire bu ñu valoriser nit ñi mooy mettre leen dans les conditions valoriser bi rek xaalis bi dugg ci poche bi parce que aujourd'hui kii liggéey bëgg na condition yu liggéey yu baax bëgg na oto yu adéquat bëgg na circuit yu baax bëgg na ñu dugal ci xelu nit ñi jàngal leen mbalit lan mooy mbalit ba nga xam ne mbalit dootul nekk benn fourre-tout bu ñu def ci benn poubelle mbuus baag këyit baag racine tour yaag ndox maag lépp ñu di ko sànni loolu du mbalit dañu war a jàngal nit ñi commencé trier parce que mbalit bu njëkkoon dañu jàpp ne da ngay buub sànni léegi du buub sànni da ngay buub transformé mu jur plus-value jur alal jur koom foofu lañ toll tey ci àdduna moom la wax l'économie circulaire nit ñi ils ont compris ça ils ont compris que li ngay sànni ci mbalit ma lu ci bari day ñëwaat bu demee booba su muy dem dañ koy sànni mu ñëwaat système de base colo la ngay sànni ji yëpp parfois boo dee ngoon boo ko marqué woon balaa ngoon boo demee ci marché fekk ko fa muy butéel yeeg muy chaise yeeg muy dàll yeeg muy et cetera mais léegi loolu tubaab bi moom xarañoon na ci am na dëkk yoo xam ne jëleetuñu pétrole pour créer seen énergie boo demee ay Suède mbay moo yor seen énergie il n'investit ce qui fait que pollution bi sur le plan écologique day wàññeeku grâce à effet de serre bi day wàññeeku environnement bi dafay protégé wu effet yu extraordinaire yi nga xam ne dafay am ay dégradation de la nature dafa am parce que produire tuñu pétrole bi nga xam ne dafay lakk loolu saxaar soosu muy dem ci kaw di créer ay déluge non léegi ci mbay lañ koy créer trier ko defar ko di ci créer courant ce qui fait que pétrole beeg essence bi ci leneen lay ne loolu la ñuy wax ci valoriser ñu bëgg suñu dëkk yi ñu commencé jàngal ménage yi lan mooy mbay d'abord je salue au passage Idi parce que damay assister souvent muy def ay modules yu extraordinaire la question qu'il pose mooy aujourd'hui tey Sénégalais boo ko ne lan mooy mbay xamu ko mbayit mooy lépp loo bëggul rek da nga ko war a dugal mu sànni lan moo composé mbayit xamuñu ko or tey boo demee dañoo trier mbayit mi butéel yi fële weñ yi fële dàll yi fële bu ñu ko yóbboo ca décharge ba war ko defaraat day gën a yomb ndax lu ci nekk lañ ca mën a récupérer yëpp togg ko dañ koy toggaat def ko leneen tey mbuus a ngi nii ñu ngi koy wax mbuus mais mbuus du dégradé wu du yàqu mën na vivre 5 ans pourtant am na mbuus yoo xam ne day dégradé wu ràññeewuñ ko am na mbuus yoo xam ne aujourd'hui soo ko tuulee fii ak bien dee mu seey mooy day seey am na yoo xam ne du seey fii ak 100 ans alors léegi ñu wax ne dañuy dindi mbuus dañ leen proposer à la place il fallait proposer quelque chose à la place parce que ki nga xam ne dafa tàmm yor mbuus mbuusu toile nga ko ne baaxul balaa nga ko woon wax bàyyil mbuus ba ngay wax loi da nga indi mbuusu këyit bi baax mettre ko à la disposition des gens mettre ko dans le marché bu ñu ko gisee du ñu jël bii parce que bii bu këyit bee gën mais yow yaa ngi ne bul laal mbuus del laxas lépp ci këyit waaye léegi lan lay moom bu dee marché lu muy def tegal sa foofu sa loxo dinaa ñëwaat nee nañ bu ñu laal mbuus gis naa ne temps yi yëpp yaa ngi ces vidéos yëpp c'est par rapport au sachet plastique de faible micronage mooy bi ñuy wax ni bi nga xam ne benn yoon nga koy employé sànni ko yow ci li as développé la moo ci sa xalaat parce que yow yaay Modou Mbuus waaw foofu man question bu ma neex la parce que gis nga boo xoolee tey industrie yi defar plastique bi ñuy ñëw di Sénégal di planté wu fii donc ñëwuñu woon pour defar mbuus donc ay sièges dañ doon defar ay paan matière boobu lañ doon defar plastique bu dëgër bi ñu dem ba benn instant ñuy defar mbuus yoo xamante ni mbuus yu dëgër la mais ci biir defar mbuus bi maanaam jeexitul mbuus bi sóoraale wuñ ko woon sóoraale wuñu woon élimination bi quoi waaw parce que man je me rappelle très bien man yónnee nañ ma tege wala tamaate ma dem ci boutique ñu defalal ma ko ci këyit donc mag ñi leget lañ daan yóbbu donc bi ñu ñëwee nag ñoom industrie yi gis na lii tey mën na changer lu bari mais jeexit ba la ñu sóoraalewul woon donc loolu moom moo dem population bi di yokk mbuus di gën a bari ba lépp loo xamante ni maanaam daawuñu ko jaay sax détail léegi dañ koy détail di ko def ci ay mbuus ba waral ne tey kenn ku jóge marché day indi fukki mbuus ak juróom mbaa lu ko ci biir këram mais tey système bi maam bàyyi woon fii système baa ngi fi légat yaa ngi fi pañe yaa ngi fi tissu yaa ngi ci marché bi ne gadd boo demee ci marché yi ñu ñawal la jënd sa mètre tissu nga am ci sa sac usine bi defar sac papier yi mi ngi fi commerçant yi ñi ngi dem di importer ay sac di ñëw problème bi xam nga lu ci nekk mooy ñi nga xamante ni ñoo ŋànk mbir mi ñoo bëggul a bàyyi système bi parce que man mënuma comprendre nga ni soo jëlee fii mbuus lu toll ci juróom-benn junni doomu aadama donc dinañu ñàkk seen liggéey dinañu am problème dinañ def nangam mais ñun ñaata millions d'habitants lañu
est-ce que tey industrie yooyu tey jii taxaw nañ ci hôpital yi xool ñi nga xamante nii dañoo amee feebaru cancer di leen jàppale tey est-ce que industrie yooyu tey jii li leen mbëbës di jege nii dinañ sol seen dàll ba ñëw xool tey jii équivalence su mbëbës bi ñuy wax ne mi ngi toll ci diggante 200 terrains de football est-ce que ñoom déplacé wu nañ ñëw xool jafe-jafe bi jafe-jafe bi waa Kër Massar di dund musuñu ko xalaat seen yoon newu ci ils sont là pour gagner de l'argent pour rey ñu dem seen yoon loolu rek moo fi nekk am ay complices yoo xamante ne nii ñi ngi ci biir réew mi doon ay kilifa di leen suuxat di leen jàppale mais bu ñu bëggee liy jóge fi wallahi lazim mën na fee jóge te solution yi ñu ngi fi. Modou je pense que ne loi bi taxaw na. le 20 incha allah le 20 la. le 20. ñi ngi ciy xaar ki nga xamante ni moom mooy le ministre Abdou Karim Sall. parce que bi mu ñëwee. mais Abdou Karim daal ngeen liggéey ensemble. ba léegi ñu ngi liggéey ensemble waaye. bi mu ñëwee gis na ni tey loi bi nga xamante ni moom la fi Ali Haïdar tàmbali woon. ba Bibi Baldé ñëw. mettre ko en vigueur le 4 janvier 2016. loi boobu baaxul. parce que loi bi benn mbuus rek la ciblé. mais boo xoolee tey. loi bu bees bi. lépp bàyyiwul dara. bàyyiwul dara. loolu tey waroon nañoo permettre tey population bi def ko ndam parce que tey dina permettre. gis nga jafe-jafe bi am diggante. moolu yaraax yeeg moolu ndar yi kenn ku ci nekk naan na nga toog sa dëkk nga nappee fa mais démb ak bërki démb lu tax tooguñu seen dëkk nappee fa c'est parce que géej gi dafa salte kenn toppatoowul sa gox moo tax ngay bàyyi sa géej di dem ci géeju jàmbur donc tey gis nañ ni tey ji ak jafe-jafe ji am ci àdduna war nañu xalaat ñun bu jafe-jafe ji weesoo nan la ñuy def pour mën a am Sénégal bu bees tax Sénégal boo xamante ni lépp luñ fiy jëfandikoo doomi réew mee koy liggéey te ci biir réew mi lañ koy liggéey mu bañ a nekk mbuus mais xam nga tey fi mu nekk nii ñaata tonne ceeb la ngay gis ñu di ko génnee di kii mais fi mu nekk nii bu feebar bi jeexee est-ce que sóor nañ ceeb bi nga xamante ni moom la askan wi war a dundee après xam nga yooyu yëpp sóoruñu ko waaw prévention c'est ça anticiper ci ñëwagul ay politique waaye état lu mu bëgg a def dina ko def mais tant que lobby yi ñi ngi ci ginnaaw di accompagner sunu autorités yi lii du sotti Modou je pense que li nga wax dafa am solo mais ñun étant acteur état bi lu mu mënti def saa yu ñëwee sur le terrain daf ñu fa war a fekk waruñu bàyyi déedéet te duñu bàyyi bu ñu bàyyi ilaa yow mi diinu duñu bàyyi parce que wax naa la ko sànq nee naa la tolloon naa presque jafe-jafe boo xamante ni 3 weer mënuma dara kenn fekkuma ci dëgg la te incha allahu rabbi bu ci sama bakkan bi waree des dina ci des ndax waxoon naa leen ko te dinaa delluwaat ci émission bii di leen ko wax industrie de plastique yi nekk ci biir dëkk bi mënuñu comprendre ngay liggéey mbuus di liggéey emballage u kib yi di liggéey emballage bu ne en retour buñ ko gàddoo ñëw indil la ko nga ni mënuma koo recycler kon waroo koo liggéey te pour ñoom seen way loolu la c'est ça seen way mooy ñoom ay unité de recyclage la en même temps boo waxee tey jii fi mu nekk nii xam nga dañ lay wax ne la le système circulaire économie circulaire ñi ngi jël plastique bi ñi ngi koy valoriser dëgg la ñi ngi jël plastique bi ñi ngi koy valoriser mais yan plastique la ñuy valoriser PHD bi la ñuy jël mooy bu yan plastique tey jii fi mu nekk nii emballage u bonbon yi mais boo demee mbëbës dañ koy taal boo ko dajalee yóbbu ko ci usine bi di ko jël te yooyu mooy indi feebar même mbuus mi nga yor nii mbuus bii amul benn usine bu koy recycler fii ci biir dëkk bi sinon gars yi ñoo ci def transformation artisanale di ko lakk di ci def ay pavé ñun ñi ngi ciy defar ay pavé man gis naa ci sénégalais boo xamante ni actuellement mi ngi ciy defar carburant di ci génnee gasoil te genre nit ñu mel noonu Modou ñoo bëri ci dëkk bi te kenn gëstuwule c'est vrai mais Modou loi plastique bi buñ ko xësee ba promulguer application yi ñëw yow da nga doon xeex da ngay am victoire mais aussi tamit il faut nga xalaat ci sa mutation je pense que c'est important bu mbuus amatul yow li ma lay laaj mooy mbuus amatul lan mooy nekk sa combat day nekk un combat global sur l'environnement parce que boobaa dafa mën a xeex mbuus wala pour accompagner li remplacer mbuus parce que xam nga bi ñuy tàmbali dañu ne woon Sénégal propre loolu lañ doon xeex mais ci biir Sénégal propre bi dañoo gis ne tey jii daanaka mbuus tey moom moo nekk gàllankoor bi nga xamante ni mënuñoo egg fañ bëgg a yegg il fallait ñu éliminer mbuus ba pare c'est clair bu ñu éliminer mbuus ba mu féete boor donc bientôt ñi ngi wax Sénégal am na problème am na pétrole mais pétrole boobu déchet pétrole yi lan la
moom la usines yi di jël di ko defaree mbuus. est-ce que dañ koy seetaan usines yooyu di ko jëlaat di ko dugal ci biir dëkk bi. tey li nga xamante ni moom moo nekk ci mbuus ci biir suuf si. nan la ñuy def ba récupérer loolu mën koo valoriser def leneen. Modou est-ce que xam nga la laa gis li ma gis mooy chef de l'État subventionné sa association bi ngeen di defar li remplacer mbuus. wax naa ko. parce que loolu c'est important te yow boo porté combat boobu Sénégal gi yëpp mooy nekk sa gannaaw te subvention yooyu bariwul ay machine la te tu vas créer de l'emploi ci ñëpp dinañ xam ne kenn gënu la mérité loolu yow. wax naa ko jour bi ñuy def lancement wu Clean Up Challenge. donc wax naa ko président yàlla dimbal na ma mu ñëw ba fekk ma fi ma taxaw. ñëpp ñi ngi woon taxaw. ma ne ko gis nga mu ne ma lu tax nga sol mbuus yi nii. waaw ma ne ko président. lii buñ ko solee c'est juste pour montrer souffrance bi nga xamante ni population bi ñu ngi koy dund bés bu yàlla sàkk te ñi ñu ko teg ñu ngi ci biir réew mi soo bëggee dégg-dëgg mooy liñ lay wax ak li am bokkul donc loolu pour mu mën a saafaraw lii wax nga ne di nga teg benn communauté de veille boo xamante ni moom mooy toppatoo ak brigade bi yooyu yëpp wax na ko donc loolu dañ lay ñaan président waxuñu la sax ñun parce que bu ñu la nee jox ñu ko day mel ne dañuy xëcc jëmale suñu boor mais ak koo ko mën a jox na fekk acteurs yu mel ne ñun ñu impliqué leen ci biir ñu teg leen ci yoon man Modou gisuma loolu man gisuma nga dugg ci ay brigade man li ma gis mooy nga liggéey ñu subventionné la parce que da nga xeex ba loi bi taxaw ba mbuus amatul mais lii di remplacer mbuus mooy papier craft yeex yuy demee noonu loolu ñu subventionné la yow nga créé benn unité di ko defar nga moom sa association. parce que tey bu ñu dugalee ci ay brigade keneen mën na ñëw beneen ministère mën na ñëw dindiwaat lu mu la neexee moi je pense que dafa jot bu loolu ñëwee parce que ñëpp xam nañ Sénégal même bu dul Sénégal sax partout dans le monde tubaab bi dañuy ñëw def reportage ci yow parce que yow lañ fi gis ne yaa yàgg di xeex mbuus donc boo xeexee mbuus ba mbuus dee dañ la war a subventionner pour leneen et je pense que loolu boo ko ci defee benn projet dox ko président de la République état bi dina la subventionner nga nekk loolu c'est important man loolu laa gis loolu bokkoon parce que xam nañ suñu politique ni ñu mel dañ lay jël xëcc la après quelque temps ñu comprendre nga loolu la quoi loolu bokkoon na ci li nga xamante ni donc doon naa ci liggéey ak waa Sonatel donc di récupérer papier journaux yi donc di dem ci établissement scolaire yi di leen wan nan la ñuy defaree ay sac papier donc di ko yóbbu ci milieu public yi di leen ko wan donc yaakaar naa ni tey am nañ ci expérience boo xamante ni tey jii bu ñu loolu tey jii taxawee quartier bu ci nekk tey jii la ngay soxla di nga ko mën a yóbbu ci boutique yi ñiy jaay mën nañ ko il faut ñu xalaat loolu il faut que association bi je pense que association bi am na ay nit ñu outillés même ñi ngi fi àndal sax ils sont assez outillés mën nañ ci xalaat pour def un projet parce que tey boo duggee ci internet boo tàppee pour am unité unité industrielle de fabrique du papier da nga koy gis léegi tu montes ton projet teg ko ci table ñëpp jàpp ci te je pense que buñ ci jàppee dina sotti même usines yooyu ngay wax c'est responsabilité sociétale de l'entreprise dafa leen di wax ñu jàppale initiative yu mel noonu te yow rek yaa ko mën a laaj fii amul keneen ku ko mën a laaj parce que vraiment man reconnaître naa comme ni ko ma daan ni waxee ni ko As waxee yow bu ñuy wax plastique bu ñu ne mbuus rek dañuy jël Moodu def ci kanam mbuus Moodu mbuus sa sant sax dafa naaw ndax Moodu mbuus mi je pense que loolu dinañ ci ñëw te aussi dinañ ci gën a waxtaan pour jàpp ci loolu mën a am As sànq wax nga ci affaire valorisation mais avant valorisation dama bëggoon rek nga ñëw ci quantité de déchets yi nga xam ne moom ngeen di générer bari na de Tëngéej surtout Tëngéej parce que moo ñu gën a intéressé waaw c'est vrai que bari na trop c'est vrai que depuis un certain temps avec l'avènement des nouveaux quartiers ak c'est vrai que surtout yokku na capacité bi yokku na mais aujourd'hui booy xool ratio bi parce que dans la région de Dakar ñu ngi fay presque 2500 tonnes loolu la ñuy jël donc fii booy xool on est à presque à peine 16 véhicules mooy dugg mooy daw au risque 16 véhicules moo fiy daw maximum 16 ba 17 fois donc 16 yu ku ci nekk bu defee 10 tonnes maximum le ratio est réglé nekk dans les 300 à 400 tonnes jour waaw mais tey aujourd'hui boo defee cumul bépp ba région de Dakar c'est 2500 tonnes jour moom la gars yi di jël ci kër yi di ko yóbbu Mbëbës or loolu def li ñu war a def mooy dafa war a wàññeeku parce que ce que li politique bi ñu war a def mooy ñu économie circulaire mooy d'abord wàññi production marine ça il faut ñu jàngal nit ñi ne lépp waruñoo def lépp ci lu ñuy sànni yóbbu ko ci mbalit
yaa ngi wax tey sànq Modou mu ngi koy wax sànq ay morceau yi. bu jëkkoon suñu maam yi boo jëndi mburu wala suñu yaay yi. dañ lay jox benn sac à pain. t'as pas besoin de papier ni de sachet. mais bu ñu jëlee woon sac à pain yooyu. sachet yi ñu daan jënd ak prix yi wàññeeku. bàyyi na luy ne ci kër loo xam ne par exemple ñu ngi koy sànni def ko mbay. dañu war a jàngal nit ñi ñu wàññi. ni ñuy créer mbalit. bu ñu wàññee pollution parce que aujourd'hui 2500 tonnes dafa bari. dañ ko war a wàññi ba ay 1500 wala 1000. ba pare nag ñu xool la ca baax ñu recycler bu ko defee. li problème bi ñuy am ay Kër Massar ak décharge yi ngay gis. dafa am parce que production ba dootu fa bari. ba muy yàq bay taal bay nangam. parce que li nga xam ne baaxul ba kenn mënu ko jëriñoo. mooy dem ba bës. li si yëpp dañ koy defar yóbbuwaat ko. aujourd'hui maa ngi wax sànq ne. il a bien dit. c'est vrai que aujourd'hui unité yu ndaw yooyu ñu defar parce que ñuy defar tey papier yi ñu defaree neen. moi j'ai eu un ami boo xam ne société am la créé à Diamniadio. di ko defar di ko jaay. mais ku defar këyit buy def nii mën a defar këyit buy def sa plastique. unité bu ndaw la weñ nga xool bu ñu leen lii la doo ko xam man dem naa visité ko. te kooku ci mbalit mi la nekkoon ci la doon liggéey ci la investir woon. yoroon ci ay oto aujourd'hui usine la créé. Issa Seck. Ereco. man dem naa visité. entrepôt mais ay day defar ay papier. day jël mbalit bii lay jël. composé ko traité ko dina ci li mu ci defar ci këyit yooyu. tablette yooyu di jaayaat di ko jox ñi ñuy defar nen. donc export ça. mais loolu exemple la rek. pour dire li di wax. aujourd'hui tey kooku c'est vrai ci secteur bi la nekkoon yàgg na ci comme tout le monde. am ci mais expérience kenn gënu ko cee adek kenn gënu la cee yey yow. ndax moom da ci doon liggéey am expérience bi def ko mais yow mi nga xam ne yaa doon xeex mbuus moom xeexuloo mbuus. mbay la woon def ak xëj na di xeex cet mais yow yaay xeex mbuus ba ñu jëlee fi mbuus c'est vrai que tey li ñu la war a tadagalee jaajëfale la ko prix baax na décerner le président baax na mais tey requalifier la nga nekk leneen loo xam ne tey yaay remplacer mbuus bi nga doon xeex nga jox nit ñi solution donc loolu moo am solo aujourd'hui on a presque 300 et quelques véhicules mooy génn à Dakar collecte jour 300 véhicules mooy génn Dakar parfois mu ëpp parce que xam nga bi nga dépendre ci production bi parfois nga da nga war a def benn rotation laaj la oto nga def 2 rotations donc 300 mais minimum c'est 300 véhicules mooy daw pour gérer la collecte de la région de Dakar te xam nga li ci grave mooy Sénégal dañu jàpp ne Dakar la yem et les capitales régionaux mais dañuy créer mbay et dafa dëkk fu nit dëkk créer mbay nit mooy créer mbay te fu mu dëkk créer mbay fekk yaa ngi dund yaa ngi créer mbay c'est important li ngay wax noonu bi ngay wax maa ngi noté ne nga c'est 300 véhicules ñooy génn 300 véhicules yooyu ñooy wër di collecté. ñooy wër les maisons collecté yóbbu mbëbës. oññeeku gis nga pollution bi ñuy généré. moom lay wax ni essence bi ñuy lakk. gasoil bi ñuy lakk. moo tax ma ne bu ñu fekkoon ba wàññi production. da ngay wàññi. aujourd'hui bu ñu fexee ba ñu am leen culture. culture environnementale. nga xam ne léegi maanaam di nga fexe ba booy dem marché. bu ñu la waree jox 4 sachets nga ne benn sachet. wala benn mbuusu këyit. laay def li ma soxla yëpp. yow da nga daan dem indi juróomi mbuus léegi benn laay indi maanaam benn mbuusu këyit laay def li ma soxla yëpp wàññi nga ñetti mbuus wala ñeent boo daan dem bitig ba dañ la war a jox laxasal la suukar fii laxasal lee yóbbu sa mbuus sachet boobu jënd ci li nga soxla ci bitig ba noonu la valable ci oto bi mais bu ñu wàññee déchets yi justement day wàññeeku day wàññi oto yi wàññi sulki yi parce que production lay wàññeeku te loolu mooy le combat yow ay jamono doon nga dégg ay warga baaba maal ay warga wii justement ci këyit lañ ko doon def mais loo ne xoolal ba warga yi fi nekk tey warga yëpp benn la tur bi rek la ñuy changé emballage bi moo yokku pourtant benn warga la ñuy naan booy xool mais emballage bi mooy changé pour dire que ne il faut que d'abord ñu jàngal nit ñi ne leen yéen ñii créé mbay di ko produire yéen a ko war a wàññi boo leen ko wàññi li muy jur mooy alam ngeeg environnement bi da ngeen koy préserver mooy oto ba doon lakk essence bi essence tam ba mu wàññeeku nombre oto yi wàññeeku kon la ñuy lakk wàññeeku environnement ba jag ca cancer bi ngay wax day wàññeeku xam nga tubaab noonu lay liggéey tubaab day def li ñuy wax éco bilan d'un déchet maanaam dañuy jël mbalit mi naka lañ ko defaree bu ñu ko defaree pare transport bi yëpp ñu calculer ko pour xam impact bi sur l'environnement pour développer un plan de communication mais malheureusement comme ni ñu koy wax Sénégal mbalit dañ ko jàpp. amuñu culture ba parce que aujourd'hui plastique bi ngay def ci oto mu di ko yóbbu. soxla ko yóbbu. il devait y avoir ay unités yoo xam ne. ñooy ñëw sa kër fekk ko fi. jënd ko dem yóbbu ko soxlawul muy dem Rebeuss. éco bilan. y a beaucoup de matières yu ñu yóbbu Rebeuss waru fa dem. li mën dem Rebeuss mooy li nga xam ne mënoo cee dara. mais yow day war a fekk sa kër. am par exemple comme ni ma wax bu ñu amoon culture bi. kër gi la quoi. ñu fekk tey comme ni nga waxee am bac boo xam ne day def plastique am buy def këyit. am buy def loolu. tey yow bac buy def plastique. oto bi du ko yóbbu. xaalis la koy jël si parce que kooku da koy transformer. xaalis la pour yow usine bi ko am mais justement plus-value la. parce que boobaa mbay bi dafay jur mooy koom-koom bi ñuy wax. environnement Abdou Karim Sall. ñu ngi lay wax ne la ni ñu neewoon sa ginnaaw démb ak bërgi démb. tey la gën a raw.
ñi ngi lay xaar fi mu nekk nii activiste yëpp environnementaliste yëpp yow la ñuy déglu le 20 avril parce que combat la boo xamante ni xeex nañ ko ba egsi fii jamais amul reculer ana waa ca kanam rek loo bax nag dinañ ko ngeer ni nga ko bëggee ñun ñoo la ko gën a bëgg fuuf ndax réew mi salte na réew mi xeeñ na ndax jamono yi nga xamante ni Covid bi dugg na ci biir dëkk bi gis nañ atmosphère bi ni mu commencé di noyyi waat gis nañ tey ji pollution de l'air bi ni mu commencé di changé waat gis nañ ni tey tuuru mbalit mi ci mbedd mi ngi commencé di wàññeeku bu baax a baax a baax kon monsieur le ministre Abdou Karim Sall yaakaar naa ni askan wi yëpp ñi ngi ci sa ginnaaw di la xaar ci bés boobu te ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo lay wax naan la booy jëlee mbuus lan la ñuy liggéey ak yaa ngi yàq suñu liggéey ñoo ñëpp ay dóorkat lañu ay dóorkat lañu ndox mu bon la ñuy jaay nit ñi li ñuy jaay nit ñi dara baax képp ku fi feebar amee cancer wala problème respiratoire ñoom ñoo la ko teg ñi ngi lay wan ne la ñu ngi ci sa ginnaaw donc beneen bi ci topp nag ñaari Karim yi ci boobu laa jëm Karim Fofana Abdou Karim Fofana ci moom laa jëm parce que loi bi loi bu ko arrangé la parce que li ñuy xëy di yóbbu 300 camions ñoo bokk kaa bi quoi yi ramasser mbalit les deux cas ñoo bokk kaa bi merci beaucoup merci beaucoup comme nag yéen a wax ne président moom moo leen sant ngeen jël sunu Sénégal propre ne ko bàcc ci oto yi Sénégal propre du doon ay slogan sunu bakkan lañ ci teg jënd nañ sunu percal fu ñu jëm danañ ko yóbbaale mbuus dégage mbuus moom day jóg Sénégal merci fini merci je pense que tey moom émission yi ma def yëpp bi ma ci gën a neex parce que maanaam yéen samay seex ngeen quoi parce que dañu bokk combat bi depuis 30 ans comme ni ko As waxee et je pense que ne loolu tax émission bi nekk émission bu ma neex quoi donc di wax mbokku Sénégal mbokku waa Rufisque mbokku waa Santhiaba loolu moo nekkoon seen émission tey ñu koy tuddee au cœur du dispositif. ma koy faral rek dog la tuuti rek. am nga ci droit sañ nga ko. mooy le 20 bi. le 20 bi lundi bi. incha allahu rabbi dinañ leen jox programme bi nan la war a dérouler ci le 20 bi. donc pour ñu waxtaan donc ci loi bu bees bi. donc lañ ko gisee. ak nan niñ ciy duggee daal. dinañ ko publier incha allah xam naa ne à partir de samedi wala dimanche. incha allah ñu ngi ciy donc dinañ profité jël sa page tam partagé ko suñu page yu wax sa xalaat ci Rufisque bi ñuy profité vraiment di gërëm administrateur bi Zakara Meng aussi tamit di rafetlu initiative bi nga xamee ne solidarité rufisquoise mu koy def donc di leen jox rendez-vous rek demain ci seen concept yi émission bu ñu tuddee au cœur du dispositif di wax ne au cœur du dispositif moom acteurs yi rek lañ fiy invité képp ku porte événement te mën nga ñëw fi ñu accueillir la ñu waxtaane sa événement et li ñu viser rek mooy développement local durable merci jërë ngeen jëf même heure ci même chaîne Samy TV jërë ngeen jëf